asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ni ñu koy faral di defee waxtu wi altine ba àjjuma 21h ci seen plateau bi ñu jagleel xeex corona mu tudd ànd xeex coronavirus ni ñu koy defee rek saa su nekk danañu am gan gi dafay nekk benn maire gox maire bi ñu am tey mooy monsieur Albé Ndoye nekk maire de Rufisque Est moom tamit dinañu waxtaan ak moom ci naka la aare commune am waxtaan ak moom i tamit ci yan matuwaay la jël ci ndimbal gi nga xam ne aussi état bi jagleel na ko askan bi nan lañ ko war a séddalee ak yeneen i mbir yu nga xam ne xewoon na fi ci actualité muy ca marché ba ndax xam nga am na dogal yu nga xam ne jëloon na ko waaye yenn jaaykat yi dañu mujj braver mbir mi ba jàmmarloo ak ay agent yu nekk ca mairie ba mu am ñu nga xam ni am nañ ci ay gaañu loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom dinañu waxtaan aussi ak gan gi ñu am tey plateau bi dama ci am gan muy professeur Daouda Faye di professeur agrégé en santé publique nekk itamit professeur titulaire des universités nekk itamit directeur bu ENDSS loolu yëpp nag dinañ waxtaan ak moom ci fànn yu bari ci mbas mi parce que jamono ji xam ngeen ni li nga xam ni mooy mot d'ordre bi te président ci adresse à la nation mu wax ko mooy apprenons à vivre avec le virus maanaam nañu jàng dund ak virus bi naka la ñuy dunde ak virus bi naka la ñuy moytoo naka yi tamit la maladie bi di lawee ci biir réew mi ak yan matuwaay la ci état bi jël nu mu gisee stratégie de riposte contre Covid-19 bi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom dinañu ñëw ci ñaanu bés bi ak yeneen fànn yi bu ci xajee li nga xam ni moom la ñuy njëkkee rek mooy ñëw ci xayma bés bi xam ngeen ni tey Sénégal am na ñaar fukk ak juróom-ñaareelu nit bu ñàkk bakkanam ci mbas mi mu nekk jigéen bu am juróom-benn fukki at ak juróom mi ngi ñàkk bakkanam tey jii bi 10h30 jotee ca hôpital principal bu Ndakaaru tey nag kon am nañu fanweer wala boog ñaar fukk ak juróom-ñaar yu génn àdduna bi ñu defee test yi tamit ba mu ñëwee am nañu juróom-benn fukk ak ñeent yu nga xam ne ay test positif lañu am na ci tamit ay cas communautaire ñaar ca Touba benn ca Grand Yoff benn ca Fatick ak benn ca Diamniadio am na yi tamit téeméer ak ñett yu nga xam ni wér nañu ba dem seen kër loolu yëpp dinañ ci waxtaan sax ak professeur bu ci kanamee waaye dañuy ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé ci xayma bésu tey bi bu ko defee ñu dellu soit ci plateau bi continuer waxtaan bi. ci bésu tey bii di altine fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne moom la ñuy wax contact juróom ci ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di fekk ci diiwaan yi benn ca Grand Yoff benn sa Diamniadio benn sa Fatick ñaar ca Touba téeméer ak ñett ñi nga xam ne feebar nañu te doon ci lan hôpital yi bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak benn cas grave nag la ñu am tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi ci bésu tey bii seen yaram mi ngi am tan. waaw xayma bés bi gis ngeen ko noonu d'ailleurs ci la ñuy bàyyi professeur mu nuyoo ñu waxtaan ak moom tuuti ci maanaam mbas mi ni nga xam ni noonu lay évoluer ci réew mi am na ñu nga xam ne jàpp nañ ni sax Sénégal egg na ci pic bi ndax ñu ngi ci 2544 cas positifs waaye tey ñu ngi ci 1441 sous traitement 1076 ñoom ñoo wér mu mel ni que suñu waa kër docteur ñi ngi def liggéey bu mucc ayib wér gi nag moom baax na waaye li ëpp solo mooy jàngoro ji bañ a dal ci askan bi am nañu fukk ak juróom-ñaar malheureusement yu nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan donc professeur ñu xool ni feebar bi dafa d'abord bi muy door li mu laaloon ci ay nit néewoon na terewul président jël ay mesures yu am solo
pour tëj frontières yi waaye tamit jël yeneen mesures yu nga xam ne dem beeg dikk bi xaw nañ ko wàññi jël couvre-feu ak marché yi sax am na ci yu nga xam ne tëj nañ ko ak rassemblement yi yëpp ñu tere ko loolu yëpp terewul tey jàngoro ji am benn diir bu nga xam ne daal dañu commencé muy yéeg di yéeg ba jaaxal askan bi yow nga xam ni sa xam-xam màcc na ci wàllu santé publique naka nga jàngate courbe tey épidémie bi fii ci réew mi. jërëjëf Malick Thiandoum ñu ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi nga xam ne defal nga ñu ko ñu ngi aussi nuyu sénégalais yëpp di leen jaajëfal ci weeru koor gi di leen ñaanal te tamit di leen ñaan ñu ñaanal réew mi ñaanal ñu ñun tamit mbas mi nga xam ne dafa laal fépp ñu tudde ko pandémie dafay loo xam ne lii lu doy waar la te dafa bett réew yëpp daf leen bett donc bi nga xam ne mbas moomu démarré na Chine tas Europe ak États-Unis ak yeneen dëkku Asie ñun dañ ko doon xool muy ñëw donc dañ ko doon xool muy ñëw di préparer wu ñu xam ne mu ngi rey di avancer di rey donc boo gisee loo xam ne lii mu ngi rey di avancer di ñëw si yow li ngay jëkk a def mooy bu fekkee da nga war a tëju nga tëju bu fekkee da nga war a barricade wu nga barricade wu waaye de toute façon di nga jël stratégie boo xam ne bii loolu soit bu ñëwee du la fi fekk wala bu ñëwee aussi di nga mën a jëflanteeg moom. donc mbas mi bi mu ñëwee Sénégal ak disons Afrique sax gis nañu ne ni mu doon reyewul noonu waaye wàll bi aussi mu ngi wàlle mais li am importance mooy li nga xam ne reyewul comme ni mu doon reyee fële te bu reyee fii it gis nañu ne mag ñi lay gën a rey te ci mag ñooñu ñi nga xam ne aussi am nañu feebar li ñuy tuddee maladie chronique diabète hypertension maladie cardiovasculaire maladie rénale ñooñu lay gën a rey donc ça veut dire que am nañu xam-xam ci suñu dëkk bi nga xam ne wan nañu ne feebar bi wan nañu ne dañoo war a làq suñuy mag dañoo war a làq aussi ñi nga xam ne dañu am maladie chronique yooyu donc de telle sorte que maladie bi bañ leen jege parce que gis nañ ne bu leen jegee dafay sévère donc sévérité boobu mooy traduire ci ay ñu ñàkk seen bakkan donc feebar bi aussi wan nañu ne aussi bi muy egsi ñun dañu yaakaaroon ne parce que xam-xam bi ñu am ci feebar bi bariwul donc dañu yaakaaroon ne bu ñëwee ay ñaari weer ñetti weer lay durer donc feebar buy durer ñaari weer ñetti weer ba ñeenti weer mën nañu organiser wu sur le plan économique ak social de telle sorte que mën nañ ko gérer ci weer yooyu mais ci ñàkk xam feebar bi gis nañu ba dem nañu ba xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a optimiste gis nañu ne feebar bi mën na lawaat ba fii ak ñetti weer ñeenti weer ñeneen ñi comme sama genre bi mën nañu xalaat ne feebar bi mën na fi toogaat ba at donc loolu beneen stratégie mooy taxaw donc beneen stratégie mooy taxaw parce que li nga xam ne dina dem ak yow fii ak at disons ak li nga xam ne day dem ak yow fii ak en fait dafay am ñaari weer ñetti weer stratégie yi du doon benn. loolu dinañ ci dellusiwaat bu ci kanamee tuuti professeur mais déjà rek ci maanaam rey gi parce que gis nañu ni muy reyee États-Unis da ngay xool ñuy wax ay 2000 morts par jour nga dem France plus de 1000 morts Italie moom kenn waxaalewu leen daanaka mbas mi da leen a jeexal alors ñu ne lu tax tey ñun africain wala sahélien am résistance boobu te tubaab bi amu ko ndax ñun suñu organisme moo bindoo noonu wala boog danoo tàmm dëkk ak siburo xeetu feebar yooyu ba suñu yaram am ay soldats yu ko mën a aar. man defe naa ci fànn boobu lu tax reyul xëy na sax def étude moo gën a logique moo gën a juste ba résultat étude yooyu nga joxe conclusion yi mooy gën a yenu maanaa. mais mais mën nañu xalaat ne ci wàllu hypothèse de recherche. maanaam mën nañu yaakaar ne population africaine dafa jeune maanaam population xale la donc seen système immunitaire
développé wu na de telle sorte que mën nañu xeex ak feebar bi loolu benn yaakaar la boo xam ne bii am nañ ko beneen yaakaar bi mooy dañu yàgg a jànkonteeg ay feebar ñun africains yi c'est-à-dire à la limite mën naa ne dañoo dërkis voilà dañoo dërkis sax ci wàllu feebar voilà donc de telle sorte que feebar pour feebar yu mel nii surtout les maladies virales pour mu sonal ñu trop dafay xaw a jafe mais li nga xam ne moo am importance ci Sénégal actuellement nii mooy coow li dafa bari coow li bari na te orienté wuñu ko peut-être que fa nga xam ne foofu lañ ko war a orienté c'est-à-dire dañu war a ànd nekk benn xeex bi nekk benn objectif bi nekk daan corona bi donc ci daan corona bi ñaari yëf la ñaari yëf lañ koy daanee benn bi ci prévention mooy aar suñu bopp beneen bi mooy malgré prévention bi buñ ko defee bu fekkente ne am na ñoo xam ne ñi malgré prévention bi feebar nañ ñu am benn système médical boo xam ne bii moom moo koy jël en charge kon foofu pour man ñaari affaire la benn bi mooy approche préventive benn bi mooy approche médicale approche médicale nag ay la yéwén war nañ jaajëfal pajkat yi war nañ leen jaajëfal parce que nit ñaa ngi wax rek waaye gars yi jàmbaar lañ de jàmbaar lañu bu ñu demoon nañu sax bay wax l'exemple sénégalais ba nit ñi di commencer wax naan daal Sénégal foog ñu jàng ci ñoom naka la ñuy def bay jël en charge nit ñi di leen faj ci faj mu mucc ayib loolu dinañ ci desuwaat léegi professeur dañuy daal di dem ba Tëngéej rek fekk ji fa monsieur le maire Albé Ndoye mooy le maire de Rufisque Est xam nga nag Rufisque dañ ko def ay pàcc yu bari am na maire central waaye am na ay maire yu nga xam ne ay gox-goxaat la yu ñu leen dénk alors Rufisque Est tey jii Albé Ndoye ñi ngi lay bàyyi monsieur le maire nga nuyoo ak askan bi présenté ñu Rufisque Est pour ki ñëw Tëngéej bu bëggee ñëw ci commune Rufisque Est mu mën a xam délimitation beeg ak mbir mi naka la tëddee foofu. asalaamaaleykum. Malick ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu ITV di nuyu waa Sénégal waa diaspora bi di leen baalu àq di leen baal àq ci koor gi nga xam ne moom la ñu dugg di ñaan yàlla nañu yàlla nangu suñu koor da nga laaj léegi commune Rufisque Est booy seet Tëngéej ville de Rufisque ñetti commune la Rufisque Est Ouest ak Nord mais li nga xam ne mooy commune Rufisque Est nag mu ngi tàmbalee fi ñuy waxee feu rouge bi mooy boo xamee Tëngéej canal bi nga xam ne moo traversé route nationale bi ci feu rouge yi foofu mooy limitu Rufisque Est jóge ci dem ba géej topp tali Sangalkam bi ba ci pont Sangalkam dem ba gannaaw Sococim loolu mooy Rufisque Est yi fa la centre ville bi ne fa la marché central ne fa la préfecture bi ne fa la police centrale bi ne fa la mairie ville bi siège u hôtel de ville fa la ne donc loolu mooy commune Rufisque Est pour ci gàttal. là mu nekk commune bu nga xam ne yaatu na te tamit dayoom ci Tëngéej aussi macha allah am na doole monsieur le maire émission bi mi ngi tudd ànd xeex coronavirus ànd daan ko sax la ñu war a daal di jéem a xool nu ñuy def ba jëlee ko fi bii nga xam ni mbas mi dugg na Sénégal le 2 mars président de la République ci waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Kër Docteur ci la taxawal li ñu tuddee stratégie mu nekk riposte contre le Covid-19 ñu taxawal force Covid-19 waaye tamit. ci biir plan boobu mu mel ni que gox-goxaat yi am na ci lu nga xam ni ñoom ñoo ko war a doxal tey jii ci sa gox yan matuwaay ngeen jël bi coronavirus bi duggee fii ak léegi pour mën a aar askan bi ci mbas mi la. waaw yaakaar naa ne après déclaration président de la République képp kuy sénégalais rek taxaw nga pour am taxawaay ci li nga xam ne mooy xeex mbas bi nga xam ne moo dugg Sénégal. fii ci commune Rufisque Est li ñu jëkk a def mooy fexe déjà li nga xam ne mooy suñu structure sanitaire yi ñu fexe jàppale leen jox leen ay jumtuwaay yoo xam ne ñoom ci lañ non seulement ci la ñuy aaree seen bopp mais aar ci ñi nga xam ne fële bu ñu fa ñëwee dañ fay ñëw di faju loolu moo jëkk doon li nga xam ne ci la ñu taxaw beneen bi ci des bu ñu fa jógee
ñu xalaat ne am na ay xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi nekk ci mbedd yi ñu ñuy wax les talibés ñooñu aussi gis nañ ne mbas mi comme dañu wax ne nit ñi ku ci nekk na nga toog sa kër boo dul dox lu am solo na nga toog sa kër donc ñooñu ñu ne woon il faut que ñu fexe ba aussi aar leen ci loolu ñu waxtaan ci ak ñi nga xam ne mooy la conférence des maires mooy li nga maire ville moo ko seq ak maire commune yi ñun ñu teg ñu ci bopp pour ñu koy coordonner ci la ñu waxtaan ak le maire de la ville ñu ne daal nu ñu mën def mooy fexe jébbal ay ndimbal ñi nga xam ne mooy taalibe yooyu daara yi ci la ñu fexe daara yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu commune ak yi nekk ci ville de Rufisque yëpp mais surtout suñu commune lu mat juróom benn fukki daara yoo xam ne yi fexe nañu ñu yóbbu leen li nga xam ne mooy ceeb diwlin yóbbu leen yu ñuy raxasoo yu ñuy aar seen bopp loolu doon deuxième étape bi nga xam ne moom la ñu def pour xeex jàngoro bi beneen bi ci tegu muy troisième bi ñu ne léegi nañu atteindre ci population yi comme ni nga xamee suñu commune dafa organiser wu en conseil de quartier autour des délégués de quartier ci loolu ñu ne nañu fexe ba nga xam ne délégué conseil de quartier bu ne da ngay doon vecteur de communication mooy lan dañuy fexe nga am ay jumtuwaay am loo xam ne li aussi moom ngay distribuer li nga xam ne mooy askan wi pour que ñuy protéger seen bopp ci lañ leen joxe li nga xam ne mooy ay produits alcool gel eau de javel savon liquide ak li nga xam ne mooy ay xandi yoo xam ne yi non seulement dañ ko jox conseil de quartier yi mais dañu xool partie stratégie yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci commune bi mooy garage yi gare routière yi fu nit di fréquenter rek ñu def fa des fûts de 200 litres équipé que en produit de yoo xam ne moom lañ désinfecté loolu mooy li nga xam ne mooy étape bi nga xam ne ci la ñu demaat muy troisième étape quatrième bi mooy ñu fexe te loolu dañ ci waxtaan avec le maire de la ville et le préfet du département bi ñu toogee ñu gis ne marché central fa la département bi yëpp di ñëw te mbooloo mu takku ñoom ñoo fay ne ñu gis ni ñu tàncaloo ñu ne il faut que ñu trouver solution ci jamono boobu préfet yu bari ñu ngi doon tëj seeni marché comme du ci mel ni Pikine ak feneen mais ñun bi ñu waxtaanee dañu ne du ñu mën a tëj marché bi mais nañu fexe ba délocaliser genn wàllu marché bi ci loolu la ñu gis ne marché légumes moo ëppoon fréquentation te ñi tàncaloo ci marché légumes boobu la ñu ne ci lañ ma demandé en tant que maire de la commune ma def ay aménagement ñu seet course ba fi nga xam ne mooy champ de course def fa ay aménagement yu am solo dépenser fa vraiment lu am solo fexe aussi organiser ko parce que bëgguñu woon bu ñu leen yóbboo foofu ñu def comme li nga xam ne mooy marché central dañu ne nañu def ay espace yoo xam ne yi ay tente yoo xam ne yi dañu am distance 2 mètres fexe ba aussi ña fa war a dem yëpp ñu loger leen mais aussi utal leen ay mandarga c'est-à-dire utal leen ay gilet jox leen ay masque fexe def fa un dispositif de lave-mains mais def fa aussi ay poubelles yu doy loolu bi ñu ko defee recensé nañu lu mat juróom benn téeméeri soxna yoo xam ne yi dañu dem foofu pour jaay légumes et loolu bi ñu ko defee aussi mu doon réussite bu am solo loolu mooy combat yi nga xam ne bëne nañ ko mais rax ci dolli aussi li nga xam ne mooy daara yi bi ñu demee ba ab diir ñu gis ne am na taalibe yoo xam ne ñu ngi ñëw di dugg ci marché bi ci la ñu jëlee initiative avec le préfet pour def li ñu wax waañu daara fexe ba daara yi ñu di leen toggal jël lu mat ñeenti daara wala juróomi daara regroupé leen am ay jigéen yu volontaire doon ay bàjjenu gox wala doon ay ndey daara doon wala relais communautaire ñëw nekk ci waañ yooyu di toggal xale yi loolu mooy li nga xam ne rax ci dolli nag ñu am ay masques yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon distribuer population yi loolu daal boole ceeg sensibilisation bi nga xam ne moom lañ doon def parce que ut nañu benn société de communication durant une semaine ñu ànd ak moom lëkkaloo mu jox ñu ay véhicules yoo xam ne dañuy wër fi nga xam ne mooy place yi nga xam ne fële nit ñi daje vraiment di def ay waxtaan ak population yi en tout cas loolu daal mooy combat bi nga xam ne commencé woon nañ ko mëne te combat bi du jeex parce que ci lañ ne bés bu yàlla sàkk tey fi ñu toll nii ñu ngi préparer ouverture des classes donc loolu aussi waxtaan nañ ci tey sax avec les directeurs de nos écoles def réunion bu am solo ñu wax ñu seen besoin ñu war ci sóobu à partir de demain après demain pour que ouverture yi aussi ñu am ci taxawaay bu yaatu.
monsieur le maire gis nañu ni daal yéen moom li ñuy wax batterie de mesure moom ngeen jël alors mesure yooyu yëpp jël ngeen ko Rufisque am na ay cas alors tey boo ñu doon def situation épidémiologique bi maanaam ci sa gox yow est-ce que ràññee ngeen fa ay cas ba mu bu dee am na fa yi tamit yan matuwaay ngeen ci jël pour accompagner ñi nga xam ne dal na leen bu dee amu fa yi tamit ñu laal bant. waaw mais suñu commune am na ay cas et bokk na sax ñi nga xam ne ñoo mujj am ay cas te cas yooyu am aussi li ñu remarqué mooy cas yi ci jëkk am dafa am benn entreprise boo xam ne bii peut-être ña fa doon liggéey ñi ci ëpp ñi njëkk a ràññee ci foofu la ñu doon liggéey ci entreprise boobu cas yooyu nag c'est vrai am na ci kër yu ñu am lu mat ñetti kër yoo xam ne yi am na ñu fa contaminé mais loolu géré nañ ko bu baax a baax avec les autorités administratives parce que bi cas yi amee ñi waroon dem yóbbu nañ leen mais famille yi aussi yóbbu nañ leen ci yeneen zone yoo xam ne yi fa lañ leen mettre en quarantaine ba nga xam ne nekk nañ fa nekkaay boo xam ne bii effectivement wàllaatuñu kaneen mais nit ñi actuellement aujourd'hui am nañu conscience que effectivement cas yooyu bu fekkee ne dafay am ci quartier non seulement waruñu daw ñooñu mais aussi war nañ jël les précautions yi ci war pour que mu bañ a propager wu ci quartier boobu ña nga xam ne nag dañu wër kër yooyu yëpp fexe nañu aussi doter leen de masques de produits yoo xam ne yi moom la ñuy utiliser en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom la ñu taxawee ci lu mat ñetti foyer ñetti kër yoo xam ne yi mbas mi dugg na fa suñu commune. alors monsieur le maire ñu ñëw ci beneen fànn yi tamit brosse nga ko léegi muy école yi le 2 juin la ñu war a ubbi am na ay matuwaay yu nga xam ne war nañu ko jël pour aar élèves yi aar professeurs yi ba nga xamante ni daal dinañu mën a jàng mu mucc ayib ba pare mucc ci jàngoro ji dina xaw a jafe nag ndax élève bi diggante muy jógee këram bay ñëw ci école bi xëy na loolu moom oto ya muy dugg ak yooyu mënu leen ko gérer mais biir école bi ci boppam il faut que mesure yëpp daje fa balaa ñu koy ubbi. waaw moom laa wax léegi tout à l'heure am na réunion bu ñu tenir tey à la mairie ak ñi nga xam ne ñooy directeur d'école yi parents d'élèves yi. ak association yëpp yi nga xam ne dañuy yëngatu ci li jëm ci ubbi école bi déglu nañu seeni waxtaan effectivement am na ay mesures yu am solo yoo xam ne war nañ ko jël parce que bi njëkk mooy école yi dinañ ko nettoyer avant ñuy tijji dinañ ko désinfecter dinañu fexe aussi ba école yi mu am ay dispositifs de lave-mains fexe aussi école bu nekk dina am li nga xam ne mooy thermoflash pour ñu mën a contrôler li nga xam ne mooy température xale yi mais aussi dinañu doter école yi ay masques suffisamment de masques xalaat nañ ne ñun suñu commune dinañu fexe élève bu ne dinañ la jox minimum ñaari masque ba ci ñett donc loolu parce que déjà def nañu commande yi ba pare donc loolu mooy li nga xam ne mooy taxawaay bi nar a am ci école yi mais rax ci dolli dinañu lëkkaloog li nga xam ne mooy enseignants yi ba nga xam ne am na enseignants yoo xam ne seen école du tijji wala du moins du ñu yor élève ñooñu je pense que waxtaane nañ ko tey sax suñu biir am na lu bari loo xam ne lii ci sensibilisation ak li nga xam ne mooy saytu xale yi ci biir école bi ñoom war nañ ci mën a am rôle bu am solo en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom la ñu waxtaane dem na sax bàyyi enseignant di proposer ne est-ce que duñu envisager comme ni ñu defee daara wàññi ci daara yi est-ce que duñ ko def ci école bi mais foofu dina xaw a compliqué li ñu xalaat ne rek mooy au-delà de parce que xale yi defe naa 14 heures la ñuy wàcc dem nañu ba xalaat ne est-ce que sax du ñu fexe ba ñoom ñu am ay biscuits wala leen loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku avant ñuy dem di dellu seen kër en tout cas réflexion baa ngi fii yaakaar naa ne matuwaay yi ci war dinañ ko bokkandoo jëlandoo ko avec ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàngale mi te ci fànn boobu aussi amul dara loo xam ne li commune bi dina ci tardé wala dina ci taxaw dina ci yeexantu parce que gëm nañu ne suñu santé doom c'est important te xale bu nekk bu jógee ci école bi ci famille lay dem famille boobu ay comme ni ñu xamee suñu famille sénégalaise dañu xaw a yaatu donc loolu tax dañu war a def attention bu baax a baax ci xale yooyu nga xam ne dañu nar a dajaloo heureusement wax nañ ne xale yi bu ñuy jàngi peut-être classe bu ne dina am ñaar fukki nit et je pense que sur ce plan-là dina mën a permettre vraiment ñu gérer situation bi au niveau des écoles.
monsieur le maire dinañ la bàyyi nga naan ndox tuuti bu ko defee ñu dellu siwaat am na ñaari ponk yu nga xam ni war nañ ko waxtaane ndax benn bi ci njëkk moo di ni tey pour que mesure yooyu yëpp mën a antu il faut que population bi aussi collaborer ak yéen gis nañu bu yàggul dara agents municipaux yi ak ñenn jaaykat yi mu amoon ay mbiicoog mbaaloo am ay xeex ba am ñu nga xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu xam naa ni loolu di nga ci waxtaan def ci communication bu am solo beneen pàcc bi nga xam ni aussi bu ma dellu siwaatee dinañ ci waxtaan mooy mbirum ndimbal gi état am na lu mu joxe li ñuy wax xalangu dajul suuf loolu mënta daj askan bi yëpp yéeni tamit am na nu ngeen ciy dugale seen loxo loolu dinañ waxtaan naka ngeen ko saytoo ba nga xam ne daal mbir mi dina dem ci ñu mu war a dem parce que am na ay coow yu commencé jóg ni yëf yi dafa am tànneef gu nga xam ni jaarul yoon ak jàppal bàyyi loolu yëpp incha allah dinañ ci waxtaan ak yow ci ñaareelu pàcc bi alors ñu dellu soit ci professeur Daouda Faye professeur maa ngi koy wax sànq le président de la République dafa jël ay dogal yu bees def adresse à la nation gën a woyofal mesures yi ci jamono ju nga xam ne épidémie bi mi ngi gën di law ñu bari sax dem nañu bay tooñ président ba ni def ne yéen a ngoog jàngoro mais tey ku xam suñum réew xam ni mu bindoo xam ni sur le plan économique bu ñu xojee yenn xoj yi njeexital la du baax bu la corona reyul yi tamit xiif dina la rey alors le président a allégé les mesures nit ñi war a dund ak virus bi nag ci dégg-dégg dafay xaw a doy waar mais dafa laaj yéen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn bi ngeen expliquer ñu nan la ñu war a dunde ak virus maanaam soldat bu nga xam ne doo ko gis te bu la jàppee faagaagal la nan nga mën a dundee ak moom. jërëjëf Malick defe naa jàng dund ak feebar bi man ci ñi nga xam ne ñoo ko jëkk théoriser ci laa bokk. théoriser wu ma ko nag ci wàllu. beneen wàll lu dul wàllu professeur titulaire ou agrégé en santé publique donc waxuma wàllu politique waxuma wàllu syndicat waxuma wàllu polémique wàllu li nga xam ne moom la ñu war a def man moom laay wax c'est-à-dire li nga xam ne techniquement moom la ñu war a def buñ ko deful xam-xam màcc ci voilà donc buñ ko deful ëllëg ci biir dinañ xam ne loolu la ñu waroon def heureusement que président de la République jël décision yoo xam ne yi yu si bari dem na ci wàll boobu man dama ne sànq ñi nga xam ne ñoo gën a rafet njortu ci mbir mi yaakaar nañ ne fii ak ñeenti weer feebar bi dana dem teguñu ko fenn nag ci yaakaar rek lañ ko teg ñi nga xam ne mooy sama genre nga xam ne gën a moytu gën a prudent yaakaar nañ ne mën na dem ba 2021 loolu mën na nekk loolu aussi teguma ko fenn ci xalaat affaire bi ni muy demee rek laa ko yaakaar parce que amul kenn koo xam ne kii mën na wax exactement feebar bi période bii lay jeex amul. d'autant que amagul ñàkk. voilà amul même bu amoon ñàkk sax ñàkk yi peut-être que balaa ñu si jot dina mat at ci kanam. donc ça veut dire que ki nga xam ne. fi ngay jëm ak moom sori na ak ki nga xam ne fi ngay jëm ak moom soriwul stratégie yi du doon benn. dundin bi du doon benn. moo tax ñun ñu ne comme ñun yaakaar nañ ne feebar bi mën na yàgg te sax ñaanuñu ko yàlla de waaye mbir mi boo ko xoolee da ngay gis ne pour mu jóge fi définitivement dana yàgg. donc pour loolu dañ ne na nit ñi jàng dund ak feebar bi c'est-à-dire il faut. Apprendre à vivre avec le virus. donc jàng dund ak feebar bi mooy lan. mooy yow ci sa jëmmi bopp nga aar sa bopp aar sa bopp aar mbooloo mi yëpp c'est-à-dire maanaam yow ngay appliquer mesure yoo xam ni boo ko appliquer di nga aar sa bopp te di nga aar. ki nga xam ne moo jàkkaarloo ak yow. mooy la responsabilité donc individuelle. loolu mooy responsabilité individuelle danaa ñëw sax ci responsabilité yooyu. donc loolu mooy nga appliquer les mesures barrières yoo xam ni li si gën a am importance ñett benn bi mooy nga mel comme man ak yow rek. waaw distance bi
à peu près 1 mètre et demi wala 2 mètres. suñuy masque tamit mi ngi nii. voilà waaw donc parce que xëy na wax ji pour bëgg mu leer ci bopp nit ñi. waaw moo am tax nañu ay ñu kii masques. ko mais am nañu ay masques. donc distanciation sociale et physique boobu 1 mètre et demi entre yow ak ki ngay jàkkaar lool. beneen bi di raxasu ak saabu wala di raxasu ak antiseptique. beneen bi sol masque obligatoire gis nañu ne sax sénégalais yi. ay la yéwén ñu ngi sol masque. au départ ñu ngi doon coleen gi nag des fois mu mais parce que am na ci ñu ñu nga xam ne sama classe gi moom dañuy bëgg rek ñu xam ne ñu ngi ak masque nii rek. voilà lañ koy def sol masque nag. waaw kenn du ko teg ci maa ngi gis benn ministre di ko expliquer sax j'étais très content mooy ministre Omar Gueye je pense c'était hier ou avant-hier mu ne sol masque da ngay nëbb sa gémmiñ nëbbaale sa bakkan c'est exactement ça da ngay nëbb sa boo mënoon nëbbaale say bët sax. waaw bët nëbbaale say bët mais boo nëbbaale say bët doo mën a gis. waaw mais bii daal moom moo tax sama xarit professeur Seydi doon wax ne nañ ci boole sol ay lunettes. pour mu gën a yokk rek mbir mi waaye boo solul lunettes it te sol masque rek. baax na waaye sol lunette aussi moo gën a ti donc ñett yooyu bu fekkente ne def nga ñett yooyu bu fekkee am na lu essentiel looy dox wala da nga war a liggéey pour man nga dem liggéey wala nga dem loolu essentiel boobu nga war a def donc mesures yooyu muy les mesures barrières bu fekkente ne da nga xam nga ne da nga war a dund ak feebar bi nga farlu ci pour man war nga mën a dem liggéey parce que lan moo tax nga war a mën a dem liggéey parce que actuellement nit ñi bu ñuy analyser problème bi maanaam santé bi dañ koy analyser moom rek maanaam santé bi dañ koy analyser d'une manière isolée duñ ko teg ci développement socio-économique bu dëkk bi alors que ñun santé publique cours yi may joxe en 3e année aspect bii sax bokk na ci maanaam analyse problème de santé doo ko teg ci analyse sanitaire rek boo ko defee nga daanu da nga koy teg ci benn cadre global de développement socio-économique parce que santé bi ci cadre boobu sax la bokk parce que bu fekkente ne tegoo ko ci cadre boobu nga adopter une stratégie wala nga jël décision boo xam ne bii tenirul compte ci développement socio-économique yaa ngi nërmalal développement socio-économique boobu maanaam koomu réew bi yaa ngi koy nërmalal te boo ko bu koom gi yàqoo bu koom gi nërmaloo système de santé bi ngay jëkk nërmalal moom ngay jëkk déstabiliser moom ngay jëkk détruire ça veut dire que cercle la affaire bi cercle la kenn mënul dem bàyyi sa morom cercle la kenn mënul dem bàyyi sa morom c'est-à-dire système de santé dafa am impact ci développement socio-économique bu dee baax na day renforcer développement socio-économique bu dee baaxul mën na affaiblir développement socio-économique mais développement socio-économique aussi moo téye système de santé moo ko téye parce que différence système de santé yi entre dëkk yi mooy gis nañu ne système de santé ci dëkk yu nga xam ne dañoo développé wu ñoo gën fuuf système de santé ci dëkk yi nga xam ne développé wul donc système de santé dafa dépendre ci socio-économie wu dëkk moo tax bu feebar yu mel ni amee am ñoo xam ne ñi yaakaar nañu ne dañu war a adopter benn stratégie boo xam ne bi du tenir compte ci suñu développement socio-économique ñun bu ñu ko defee ñu ngi détruire déjà suñu système de santé donc moo tax boo yoree bu fekkente ne da ngay jël ay décision da ngay tënk sa décision ci globalité boobu yëpp sur le plan global après nga xool décision bi nga xam ne moo gën parce que ci période bi mën nañu xalaat ne en temps normal décision yi ñuy jël naruñu ko woon jël mais moindre mal ngay jël moindre mal donc da ngay jël loo xam ne li ci li nga xam ne peut-être bu doon temps normal doo ko def da ngay xool li nga xam ne moo ci tane nga def loolu li tane nii ci fi ñu toll ci feebar bi ni mu nekk ci Sénégal ak ni mu fi nar a yàggee ak le fait que mën naa am mu yàgg fi donc ñun li nga xam ne moom la ñu war a def
mooy xool activités yi nga xam ne activités yu essentielles la yoo xam ne buñ ko defee suñu koom-koom du nërmeelu buñ ko defee suñu tissu social du yàqu ñu def ko mais tout en respectant les mesures barrières loolu mooy savoir vivre avec le virus savoir vivre avec le virus savoir vivre avec le virus du càggane virus bi dañ koy banaliser dootuñu ko faale dootuñu jël ay mesures de protection parce que loolu boo ko defee mais dundoo ak virus bi maanaam dundoo dundin bu baax ak virus bi parce que boo defee loolu virus bi daf lay da nga koy may bunt te bu duggee ci yow mën na la faagaagal bu la faagaagalee ça veut dire que voilà ça veut dire que yow mënoo dund ak virus bi donc dund ak virus bi ci gàttal mooy di dox say activités surtout les activités essentielles bu essentiel nga toog sa kër mais sur le plan économique nga dem nit ñi pour man virus bi niñ ko analyser ci Sénégal maanaam rey bi tax ba ñu war a mën a détruire suñu économie même bu fekkente ne benn bakkan bu rot rek problème la waaye bu ñu toppee li ba nërmeelal suñu économie ay bakkan yu rot yu bare yoo xam ne corona reyu li leneen rey la yoo xam ne rote nañ ci xiif rote nañ ci mar rote nañ ci ñàkk liggéey rote nañ ci et cetera ba pare rote ci santé bi nga xam ne nit ñi dañu appesantir trop sur coronavirus bi ba bàyyi yeneen feebar yi lor doomu aadama yi nit ñi sax même bu dul loolu sax professeur nit ñi dañuy sax ragal a dem tey hôpital am na ñu nga xam ne ñu ngi yor ay jàngoro mais coronavirus tiital na leen ba sax ñemeetuñu dem faji ji dem nañu aussi ba mel ni coronavirus rek moo fi nekk wala coronavirus rek mooy rey nit ñi te leneen la daan rey ku ci mel ni siburu la mu daan rey mi ngi koy rey yeneen jàngoro yi liñ daan rey ñu ngi koy rey mais tey corona xam naa ne am na bay rey xam nga li nga xam ne am na importance te ñu jàngat ko ci corona bii dugg Sénégal c'est que ñi muy gën a lor mooy ñi nga xam ne dañoo am diabète dañoo am tension dañoo am maladie cardiovasculaire dañoo am maladie rénale et cetera. ak mag ñi. ak aussi dafay rey mag ñi. loolu jàngat la boo xam ne dañ ko gis ci suñu dëkk. stratégie bi nga xam ne jàngat boobu moom la teg mooy programme yi nga xam ne dafa am ministère de la santé muy programme de lutte contre le diabète. muy programme mooy la division des maladies non transmissibles nga xam ne mooy gérer hypertension mooy gérer maladie cardiaque mooy gérer ak programme de en fait de néphrologie ak yooyu mais programme yooyu tey lañ leen war a commencer renforcer. ak programme mu santé des personnes âgées. parce que programme yooyu mais ñooy programme yi nga xam ne ñoom la coronavirus bi yëngal. parce que li may wax ni ñi gën a vulnérable ñi ngi ci li may wax c'est extrêmement important. parce que bu ñu deful loolu programme yooyu bu ñu ko renforcer wul wax leen ñoom ñu jóg pour aar doomu aadama yi ci prévention ay diabète maladie cardiaque et cetera wala ñi nga xam ne dañoo am maladie feebar yooyu. ñu fexe ba gën a moytu c'est-à-dire ñëpp a war a moytu coronavirus bi. waaye ñi gën a war a moytu coronavirus bi mooy mag ñi ak ñooñu nga xam ne dañoo am diabète am hypertension am maladie cardiovasculaire et cetera donc loolu beneen xeetu. ak maladie respiratoire yi. beneen voilà ak maladie respiratoire. donc loolu beneen xeetu. moom fa la waa ji jëm. voilà donc beneen xeetu prévention bi nga xam ne suñu yeneen services yi ñoom dañ ko war a teg. ci communication wu lutte contre. le coronavirus yooyu dañ ko war a teg. leneen li nga xam ne dañ ko war a teg te moo am importance. mooy li nga doon wax sànq stigmatisation maladie bi communication mondiale. waxuma Sénégal parce que bien avant que mu egg ci Sénégal fekk na sax communication boobu moom moo doon dox. communication mondiale bi baaxul ci maladie bi parce que communication bu stigmatisante la. maanaam. communication bi dafa stigmatisante. Sénégal kër guñ ñu am na moom dañ lay kër guñ ñu am na dafay mel ni. kër googu ay dëmm ñoo fa nekk. wallaahi nit ñi dañuy ànd ak dañuy rus
dañu ànd ak gàcce dafa mel ne dañ leen a toroxal. buñ leen surtout buñ leen extra donc loolu baaxul. te loolu communication bi moo koy indi de telle sorte que nit ñi. boo duggee seen kër ne da ngay xool ndax am nañu feebar wala déet mais dañ lay teg comme koo xam ne kii da nga leen bëgg a tam dëmm. donc dañ lay dàq si biti. donc il faut ñu xoolaat. stratégie de communication. Njaga Mbay woykat ba woy na ko nee na daw ku wéradi bul ko daw ba mu xam ko ndax mën naa yokk la koy metti loolu rek tënk na wax ji. alors dañuy delluwaat ci monsieur le maire balaa ñuy ñëwaat ci professeur Daouda Faye waxtaan bi am na solo trop tey jii lu bëri mën nañ ko ci jàngat alors monsieur le maire Albé Ndoye dañuy ñëwaat d'abord ci li nga xam ni maa ngi ko doon wax léegi muy mbirum mesure yi ngeen jël jëmale ko ci marché yi ak yenn barab yi loolu yëpp pour aar askan bi la mais du pour faagaagal leen du pour tere leen a liggéey mais dafa mel ni que comprendre ñu stratégie boobu ba mu indi ay problème ca marché ba ci diggante agents municipaux yi nga xam ne ñoom dañu ñëw pour li ngeen doxal ñoom ñu surveiller ko mais ñeneen ñi daal nee nañ ñoom dañuy jaay ba mbir mi mujj na indi ay xeex lan nga mën a wax ci loolu pour que nit ñi également ànd ak discipline pour respecter mesures yi ngeen jël te xam ne mesures yi bu leen arrangé wul it yéen ñi nga xam ne yéen ay décideurs yi arrangé wu leen parce que daggatu leen sax ay kayitu l'impôt yu mel noonu. jërëjëf Malick tout d'abord dañuy ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moo xew ci fan yi ci marché central bu Tëngéej di ko ñaawlu di ko naxarlu mais aussi di masawu képp koo xam ne kii am nga ci gaañu li nga xam ne moo am mooy préfet du département dafa jël arrêté pour interdire li nga xam ne mooy vente sur la voie publique mooy tali yi nga xam ne mooy mbeddu Tëngéej yépp surtout au centre-ville dañu interdire ku fa jaay ñu ne disposition yooyu police ak commune Rufisque Est nañ ko saytu ñun en tant que maire de la commune ñu délocaliser marché légumes ñu jël arrêté ne kenn waratul jaay légumes ci centre-ville mu am juróom benn téeméeri soxna yoo xam ne yi d'accord nañu dem fa nga xam ne fa lañ leen aménager ñu ñëw ñu jox leen seeni stand jox leen seeni gilet ñu dem toog di jaay premier jour bi amul problème bi ñu toogee quelques jours après 2 jours ñu gis ne am na ay xale yu ndaw yoo xam ne yi parce que dañuy wax rek problème ak commerçant yi mais en réalité du problème ak commerçant problème la ak vendeur à la sauvette ñoo xam ne ñi ay vendeur occasionnel lañu bu jën amee dañuy jaay jën ci mbedd mi di ko jaay ba ci route nationale bu fekkee légumes yi nag comme kenn nekkatul ci marché di jaay légumes ñoom ñu ñëw gàddu seeni saaku légumes ñëw ne dañ koy jaay ci mbedd mi organiser wu nag lu mat ay 2 téeméer 3 téeméeru xale fees ci mbeddu Tëngéej ci loolu nag la suñu agent yi di ànd ak ñoom ku ñu gis nga yor bagage ñu nangu bagage bi jële la foofu ci la coow loolu amee ba histoire bi am ñu gaañ ci suñu lu mat fukki agent ak benn tey fi may waxee yow am na ñaar ñoo xam ne ñi ba léegi ñu ngi hôpital tëdd am na ci koo xam ne kii moom la ñu wax ne moom moo jëkk a commencé xeex bi fi mu ne nii dañ ko téye mais tànk bu presque damm la demee actuellement nii moom lañ ko yóbboo ci tribunal donc loolu doon lu ñuy ñaawlu bu baax a baax parce que mesure yi ñu doon jël mooy rek tàncaloo bu am solo bi nga xam ne moo amoon ci biir marché ñu ne nañu def ay aménagement ñu def ci nag alal ju bari def aménagement ñu ña fa nekk ñëpp rafetlu ko ay xale yu ndaw ñëw bëgg a yàq loolu ba soxna yooyu nga xam ne dañu nekkoon foofu commencé di ñu alerter nañu xale yi ngeen bàyyi ci mbedd mi bu ñu fa jógewul ñun dañuy delluwaat ci marché bi effectivement depuis bi mbir mi amee ba léegi soxna yooyu yëpp bàyyi nañu lañ leen aménagé noonu delluwaat ci biir marché central léegi marché yi boo demee mu nga feesaat dell ak mbooloo ci fii mbas mi toll li ñuy wax askan wi mooy mesures yi ñuy jëluñu ko pour sonal kenn mais dañ ko jël pour fexe li nga xam ne mooy mbas mi nekk ci réew mi mu bañ a atteindre population yu bari parce que suñuy famille suñuy soxna ñoom ñooy déplacer tous les jours di dem marché te ku ci nekk ci kër ngay jógee di delluwaat ci kër di fa fekkaat beneen njaboot loolu moo taxoon mesures yooyu ñu jël ko mais malheureusement
am na ñoo xam ne ñuy taxaw rek pour que lu mel noonu ñu yàq ko ba xam ne aujourd'hui tey risques yi mu ngi au niveau du marché central de Rufisque parce que tey mbooloo ma nga xam ne moom lañ doon béy muy mbooloo yi nga xam ne ba mbas amul sax moom moo fi newoon mbooloo yi ñoo fa nekk léegi ba léegi donc loolu ñu koy ñaaw lu baax di wax population de Rufisque nag lu mel ni ñooñ ci war a jàppale bu ñuy liggéey pour fexe aar askan wi aussi dañu war a àndandoo ñun ci liggéey boobu en tout cas loolu mooy li nga xam ne moo xew Rufisque vraiment ñu koy mitudlu bu baax a baax parce que xale yi nga xam ne ñoom la ñu gaañ suñu agent yi seen liggéey lañ doon def liggéey boo xam ne bii autorité administrative yi ñoo leen ko sant loolu nag gëm nañ ne waratul am ci dëkk bu organisé waratul am dëkk boo xam ne bi ay yoon am na fi dëkk boo xam ne bii boo xam ne bii aussi ñuy saytu yoon boobu am nañ fi mais am na Rufisque ñu koy ñaawlo bu baax a baax en tout cas loolu moo amoon fan yi passé ñu taal suñuy oto yi nga xam ne ku xam maire yi xam ne amuñu ay moyens benn oto bi dañ ko loué beneen bi suñu oto xarit la woon ñu dugal ko ci circuit pour que mu jàppale nit askan wi ci liggéey bi oto yooyu ñu taal ko ba mu xam loolu mooy li nga xam ne moo am Rufisque vraiment Rufisquois yi nag ñoom ils sont interpellés tey li nga xam ne ñun foofu la ñu teg suñu tànk dañu bëgg ñu ànd ci ak ñun gunge ñu ba nga xam ne mbas mi bu ñu fi jógee bay def bilan Tëngéej dina am bilan boo xam ne bii quand même day wane ne waa Tëngéej góorgóorlu nañu ba bokkuñ ci ñiy lawal mbas mi ci Sénégal donc vraiment loolu laa amoon ci point boobu mujj appliqué waat mesures yi ndajaloo boobu da ngeen koy bàyyi noonu wala boog force restera à la loi. non bii mbir mi amee quand même ñun mënuñu la force publique ñun yorewuñu ko préfet bi nga xam ne mooy préfet département moom moo yore alkaati yi li nga xam ne bi muy am ñun ñeenti alkaati moo àndoon ak suñu xale di liggéey parce que dañ ne amul woon effectif te loolu ñun sentiroon nañ ko la veille parce que la veille nee naa préfet man ni ma gisee xale yi nekk ci biir marché bi bu ñu augmenté wul effectif police dinañ fi am ay musiba yoo xam ne du ñu xam fu muy àggi le lendemain rek la mbir mi am donc loolu dafay wane ne effectivement pour ñu mën a saytu loolu il faut que l'autorité administrative taxawaat ñu fexe am ay alkaati yu doy pour que ñu ànd ak suñu agent yi parce que li nekk ci mbeddu Tëngéej jaarwul warul continuer warul wéy et loolu je pense que bi ñu amee aussi wax na le préfet mu ne ma dans 2-3 jours dina oote réunion pour que ñu xool yan solution la ñuy jël mais ba léegi amagul daje boobu te ñun duñu delloowaat suñu agent bariwuñu fukk ak juróom lañu di leen delloowaat ci li nga xam ne mooy marché bi di mettre en jeu seen dund donc loolu moo tax ñu ne leen na ngeen toogandi seen kër ñi ci ëpp sax mënuñu liggéey parce que dóor nañ leen xaañ nañ leen am na ñoo xam ne ñu ngi hôpital ba léegi bu ñu bëggoon liggéey sax mënuñu liggéey tey donc vraiment loolu mooy li nga xam ne mooy li am à Rufisque encore une fois du mairie bi ak ay commerçants mais mairie bala ak ay jeunes yoo xam ne yi kenn xamul fu ñu jógee ay bande la ñuy nekk ñëw ne dañuy jaay par force ay légumes ci mbeddu Tëngéej loolu nag autorité boobu waru ko accepter et c'est ce qu'on a fait pour que xale yi aussi liggéey bi ñu leen joxoon ñu def ko ni mu waree. alors monsieur le maire ponk bu mujj bi di bu am solo aussi moo di ni rek tey am na ay mesures yu état bi jël pour jàppale askan bi muy ay kit alimentaire distribution bi nag la ñuy laaj nan lay demee yéen nan ngeen fagaroo ci fànn boobu ba recenser ñi ko yelloo parce que mbir mi mooy mu bañ a am parparloo bañ a am kii militant Albé Ndoye la wala militant Malick Thiandoum la wala yu mel noonu seet daal ñi nga xam ne dëgg yelloo nañu ko ñu jox leen ko loolu moo ko tax a jóg alors ci loolu naka ngeen liggéeyee pour que mbir mi dem ci ñi ko moom. waaw mbir moomu yaakaar naa ne ci suñu commune Rufisque Est liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib parce que jour bi ñu jotee circulaire bi la ñu taxawal li nga xam ne mooy comité communal bi comité communal bi nag état daf ñu jox ay directives ne nii lay tëddee mooy maire bi moo koy seq délégué de quartier yi seen président secrétaire généraux imam bi nga xam ne mooy jiite imam yi ci gox ba ak ki nga xam ne mooy jiite jàngu bi ak waa comment dirais-je action sociale
ak maison communautaire donc ñooñu ñoo séq li nga xam ne mooy comité bi ca bés ba ñu toogee xayma li nga xam ne mooy quartier yi ñu ni mu toll suñu commune xayma aussi li nga xam ne moom la ñu am ci lu ñu war a jox quartier yooyu ci la ñu waxtaane suñu biir sukkandiku nag ci li nga xam ne mooy RNI bi ci dayo quartier yi ak aussi état de pauvreté yi ci la ñu distribuer lépp lu ñu joxoon ñu ne quartier tel lii lay am quartier tel lii lay am quartier tel lii lay am bañ fa jógee la ñu oo délégué de quartier yi ak ñi nga xam ne ñooy conseil de quartier yi ñu def benn réunion waxtaan ak ñoom pour que ñoom samp seeni kuréel ci gox yi samp kuréel boobu tamit ñun dañu jël suñu tànk presque superviser nañu lu mat ñaar fukki kuréel ak nangam am ñeneen ñuy yebal ci yeneen kuréel vraiment lépp jaar ci yoon bañ ko jébalee quartier yi aussi ku ci nekk sa quota def nga ko na mu waree ba recenser ñi nga war recenser doon na nag mbir moo xam ne bii matewul ñëpp mënuñu am na ci quartier yoo xam ne sax waxtaan nañu ba trouver des consensus seen biir et yaakaar naa ne tey tooguñu benn yoon à part peut-être quelques quartiers yu wax ñu ñëw di wax naan man kenn recensé wu ma mais bariwul ñoo xam ne ñi contesté nañu li nga xam ne moo am ci quartier yi ci loolu la ñu ut ay site yoo xam ne yi fa la ñu war a non seulement stocké li nga xam ne mooy dund bi pour bu ñëwee nag ñu jéem ko organiser mu dem ci quartier yi site yooyu suñu commune dañu partagé am lu mat ñeenti zone yoo xam ne yi fa la ñu war a def li nga xam ne mooy dund boobu nettoyer leen ba mu baax sécuriser ko pour que bu ñëwee automatiquement ñu xool par rapport au quartier noonu lañ ko mën a acheminer pour que mu dem ci quartier yi. loolu tey aussi léegi mais participation mairie bi aussi mairie bi jënd na li nga xam ne mooy ay ceeb ak diwlin ak yu mel noonu parce que li ñu wax mooy aujourd'hui comme dañu nekk ci recensement mënuñu dem di distribuer li nga xam ne moom la mairie bi yore mairie bi day xaar fi mu ne nii automatiquement comme xam nañu ñi nga xam ne dañu am lu ñu amul ñu recensé waat li nga xam ne dafa tolloo kàttanu mairie bi ñu fexe quartier bu ne ñu am lu ñu la jàppale loolu pour dolli ci li nga xam ne moom la état def commande yooyu def nañ ko indi nañ ko stocké nañ ko pour préparer jox ko li nga xam ne mooy askan wi avant mairie bi am na lu mu njëkk a def parce que ñi nga xam ne mooy les femmes restauratrices nekkoon suñu commune te ñu nekkoon occuper la voie publique ba ñu jël leen fa ñu toog ab diir liggéeyuñu ñoom ñëpp ku ci nekk jàppale nañ la fekk nañ la fa nga nekk ñu jàppale la jox la ceeb diwlin jàppale la ci loolu en tout cas du ñu toog seetaan état ci li muy def dina am benn contribution boo xam ne bi commune bi naka def toftal ko ci li état di def mais pour le moment dañuy xaar ba lépp ñëw nag ñu dajale ko yóbbu ko ci askan wi nga xam ne ñoo ko yeeyoo. Monsieur le maire le mot de la fin ban message ngay lancé aux Rufisquois. waa message bi ñuy lancé aux Rufisquois mooy bi ñuy wax toujours mooy Tëngéej suñu Tëngéej la ñu ñoo ko moom kenn duñ ko defaral Tëngéej situation bi fi ne dafa interpeller tous les Rufisquois ku mu manti doon parce que Tëngéej dem na ba nga xam ne fépp marché la ci Tëngéej loolu nag waratul mën a wéy ñun waa Tëngéej ñoo war a xoolaat suñu bopp mobiliser wu aussi parce que bu ñu ne chaque fois autorité locale yi ñoo war a def nii war a def na li alors que dafa am loo xam ne li aussi population yi seen wàll da ci ne tey Tëngéej boo waxee jaaykat yi dañ naan Tëngéej foo dem jaay donc fu nekk di jóge di ñëw Tëngéej pour jaay et je pense que loolu laay lancé appel surtout dafa doon góom bu rëy ci Tëngéej te waa Tëngéej ñoo ko war a mën a fajal seen bopp en tout cas loolu laay lancé appel di lancé appel aussi aux populations que mbas mi nga xam ne moo nekk suñu biir jógewu fi kenn xamagul kay la fiy jóge donc li nga xam ne mooy les gestes barrières yi nga xam ne moom la ñu wax na ci nit ñi sax je pense que ñu bari dañuy xaw a néewal li nga xam ne mooy jàngoro ji di nga dem ci kenn sax mu naan amul malgré li nga xam ne moom la ñuy gis un peu partout dans le monde di ko gis Sénégal donc nit ñi bu ñu baisser les bras nañu gën a góorgóorlu gën a fagaru xam ne li nga xam ne dafa dugg ci ñun daf fi war a jóge te ñun kese ñoo ko fi mën a jële mooy lan fexe ba du jóge di dugg ci kenn en tout cas loolu la ñuy doon wax di ko wax ñëpp ci waa Rufisque waa Sénégal parce que nag
li nga xam ne mooy jàngoro bi Sénégal yëpp la concerné adduna yëpp la concerné vraiment yow tamit ñu ngi lay sant di la gërëm Malick ak ñi nga àntal ak sa techniciens yi nga xam ne moom nga yónnee fii ci Tëngéej ñu ñëw ñu dalal leen fii suñu makkaan ñu ñëw ànd ak ñun ci émission bi vraiment ñu doon ay xale yu am professionnalisme bi ñu ñëwee li ñu war a def yëpp def nañ ko ba émission bi mën a am donc ñu ngi sant bu baax seen télévision ITV di ñaan yàlla def ko parmi les télévisions les meilleures au Sénégal et dans le monde. merci beaucoup xam naa ni waxtu wi daanaka xoj nañu professeur li ñu waroon waxtaanee ci émission bi yëpp du ñu ko mën mais recommandation rek yu nga xam ne tey mën nga ko jël jébal ko askan bi en 3 minutes ñu mën koy nekk yóbbal bu nga xam ne moom la ñuy wéy di ko dundee di ko waajal ci coronavirus bi la. waaw sama recommandation mooy ci prévention bi parce que bu dee xam nañ ne ñaari approche moo am approche préventive ak approche médicale. approche médicale bi ça va ça se passe bien donc waa ministère de la santé ñu ngi koy doxal nu mu waree même bu fekkee amul dara lu parfait mais globalement li ñuy def baax na noonu la donc beneen approche préventive bi moo sooxe ndax loolu moo tax ba cas yi bare maanaam message yi nga xam ne ñoom la ñu jox population bi à la limite population bi appliqué wuñu ko ni ñu ko waroon appliqué c'est-à-dire mooy genre message vertical yoo xam ni dañu naan nañ population bi def nañ ko ci presse bi def nañ ko ci fépp def leen lii def leen amul sénégalais boo xam ne bii xamul ne feebar bi am na fi amul sénégalais aussi boo xam ne bii xamul ni ngay fexe ba aar sa bopp ba aar boppam ci feebar bi. mais jëfe ko appliqué wuñu ko. donc li pour ñu appliqué ko moom lañ doon wax approche communautaire. approche communautaire nag comme amuñu temps du ma ko mën a développer mais approche communautaire ak cas communautaire ça n'a rien à voir. approche communautaire pour man mënoon nañ ko entamer dès le départ. approche communautaire mooy approche boo xam ne bii da ngay responsabiliser population bi pour que population bi sur le plan individuel ak sur le plan collectif ñu jël seen matuwaay jël seen responsabilité approprié wu. les mesures barrières de telle sorte que. ñoom bu ñu defee loolu yaakaar nañ ne affaire bi dana wàññeeku nan lañ koy defee maanaam population bi ñun soxlaatuñu di leen diviser am na déjà une organisation communautaire boo xam ne bi am na déjà organisation yooyu ñoom ngay dugg responsabiliser leen pénétrer leen ñoom ñu wax à leur niveau nan la ñuy doxale parce que exemple bu passé bi mooy nee nañ ñiy julli dem leen julli bu dee yaakaar ngeen ne mën ngeen julli te respecter les mesures yi dem ngeen julli mais am na ñoo xam ne ñi mais dañu toog xam ne seen responsabilité individuelle la ñu ne non du ñu ubbi parce que peut-être que bu ñu ubbee et cetera am ñoo xam ne ñi waaye danañ ubbi mais bu ñu ubbee il faut ñu respecter loo les mesures barrières donc noonu la ñuy def ci secteur yëpp ce qui fait que population bi ñoom non seulement ñooy appliquer les mesures barrières mais aussi ñoom ñooy contrôler l'application de ces mesures barrières tant que defuñu loolu on sera là en train de xeex ak nit ñi parce que ki ngay wax pour mu appliquer ay mesures alkaati yi di ko dóor gendarmerie di dàqanteeg moom ñuy xeex ak moom ñuy toj ay kaas di lakk ay pneu mais donc yow nekkoo ci c'est-à-dire ñooñu xam nga ne du ñu appliquer donc ça veut dire que lii nga xam ne mooy orientation actuelle te autorités yi wax ko mu indi coow lool pour man loolu la ñu war a def loolu mooy approche communautaire que population bi jël ay mesures jël seen mesure bopp jël seen décision bopp appliquer ko seen bopp contrôler ko seen bopp. jërëjëf professeur c'est dommage que amuñu temps bu doy pour mën a gën a yaatal ak professeur Daouda Faye mu nekk professeur agrégé en santé publique nekk professeur titulaire des universités nekk également directeur bu ENDSS alors ñi ngi gërëm également monsieur le maire Albé Ndoye di gërëm également ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi di leen jaajëfal di leen jox dig daje incha allah suba ci waxtu wi ci beneen émission ànd xeex coronavirus.